mbokku téléspectateurs yi yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale bu talaata juróom-ñetti fan ci weeru juin ci atum 2021 mbokk yi seetlu ngeen ko fan yile Afrique nekk na ab gox boo xam ne xaw naa yëngu surtout nag ci zone bi ñuy woowee Sahel dëkk ya nekk ca bor ba ay terroriste ti fa dugg yeneen jafe-jafe ti fa am ginnaaw génnub àdduna njiital Tchad ti Idriss Déby kiiti président bu Mali ñu wàccee ko itam ab coup d'état ba ñu teg fa njiital transition ba ñu jëlewaat ko fa ay militaire toogaat fa ñëppati waxal lan moo xew ci biir Sahel loolee la ñu bëgg waxtaanee tey ci seen bloc d'information la totale bi xam ne dañuy am mbégte dalal doyen Alpha Wali Diallo moom xelam màcc lépp lu jëm ci mbirub bitum réew ak jokkalante yi cay am doyen ñu lay dalal ak jàmm ci plateau bi. maa ngi lay nuyu Assana di yaakaar ni waxtaan bi ñu am ni dina jëriñ askan wi ñi ñuy déglu. di nuyu Lo sama naataango. ni mu ko waxee Mouhamadou Lamine Bara Lo nekk directeur bu TIUS Africa nekk tamit chercheur en sciences po ci xalaat lépp lu jëm ci mbirum défense sécurité ak paix moom mooy suñu beneen gan ci plateau bi Bara ñu ngi lay dalal ak jàmm. Hassana ñoo ngi lay ziar. di la fay di am mbégte ñëwaat fii. di waxtaane loo xam ne comme ni ko doyen waxee la lu am solo la lu ñu amal njëriñ ci mu nekk nii muy ci Sahel. kontaan loolu ci teew fi. loo ci yow laay tàmbalee 132 morts ci benn guddi téeméer ak fanweer ak ñaar ci benn guddi ay doomu aadama ñàkk seen bakkan lu toll ci juróom-ñaari junni ñu dawee ca gox ba mbir mi xewee ci zone boobu ca jamono jooju itam njiital transition ba ca Mali nekk koo xam ne yëkkati nañ ko muy Ba Ndaw yëkkati ko kiiti président Assimi Goïta ma nekkoon vice président mujj yéeg nekkaat ca kaw ca Tchad njiital réew ma génn àdduna ñu ni dañ koo rey ñii di wax ne buum la boo xam ne ci biir la ñeneen ti wax ne rebelle yi ñoo ca jaar ñu teg fa doomam transition bi am ñeneen ti wax ne France moo nekk ci ginnaaw situation bi xam ne dafa am soo ko doon analyser déjà en premier lieu lan nga koy gis lu jaxasoo la wala loo xam ne continuité la par rapport ak histoire zone bi. alors ni nga ko tënkee rek xam naa ne buñ ci yawee rek dañ naan Sahel mi ngi bax ndax wax nga yu bëri yu bokkul ci ay réew yu wuute. muy réew yoo xam ne boo ci jël ne rek am na solo ci muy am fi mu nekk nii ci Sahel bi bu ñu jëlee fi gën a sori muy Tchad boo xoolee Idriss Déby dañ kaa faat. bu ñu dee jàngat xeexew yi nag duñ dem ci Tchad mais dañuy egg ba Libye. ndax bu fàttalikoo Libye lu bëri li xew fii fa la commencé woon. 2011 waaye boo xalaatee li xew Tchad tamit dañoo séq ba léegi. ndax li am Libye mooy depuis Kadhafi ay nit ñu dëkk Mali dëkk Niger dëkk Tchad dañ fa yàgg a nekk. boo xoolee xeex bi fa am depuis 2012 entre ñaari camp. Tchadiens yi dañ caa nekkoon. weer yi ñu génn nag libyens yi seen biir waxtaan ba ne dañuy bëgg jàmm benn ci sart yi ñu tegoon mooy ñi nga xam ne ay xeexkat lañ jóge bitim réew waa Alliance woon. foog ñu ñibbi seen réew. mooy mercenaires yi waaw loolu moo waral ñooñu. bi ñu duggaat Tchad ak fartu ñu am doole lool. indiwaat matériel bu am doole matériel bu mel ne bañ jëlee woon Libye indi woon ko Mali 2012. ci xeex yooyu nag si la Idriss Déby génne àdduna ñu bëri nag ñu ngi wax nu mu génne àdduna waaye li boobu mooy waa FACT ci boppam. avant état Tchad di déclarer na dee na ñoom ci veille bi wax nañ ne blessé nañ Idriss Déby. donc li gën a yanu maanaa te ñu mën kaa jàpp fii mu nekk nii. mooy ne ci xeex lañ ko reyee. waaye nag Tchad dafa am loolu bu muy joué ndax tey jii boo jëlee Libye di ñaan la Libye 6 millions nit ñoo fa nekk waaye 20 millions armes ñoo fa nekk en circulation. loolu nag boo ko déggee ñun dañoo war a tiit ndax armes yooyu lu ci bëri ak suñu frontière ni mu mel ci ñun la jëm si waat. moo tax Tchad ni fa organisation yi ak France taxawee du li ñu doon xaar ci démocratie waaye bu ñu xoolee situation fi mu toll. ak peut-être yenn enjeux yi mais bu ñu ko justifié wu dinañ mën a comprendre li tax ndax tey jii kooku ñu dooleel teg ko fa muy doomu Déby. Tchad seen armée ñee nañ leen ni mën nañoo xeex mais amuñu armée bu organisée. maanaam ay groupe xeet ñoo ëpp ci armée bi loolu moo tax ne tey jii bu ñu amul woon kenn ku ñu dooleel rek samp ko fa. waxuma la ñoom ak waa rebelle yi waaye seen biir sax dañuy xeexaat. foofu la ñuy comprendre donte dëgg nañ démocratie kenn rafetlu ko mais enjeu yi nekk ci ginnaaw mooy enjeu de stabilisation yooyu. nga ñëw Burkina ñu yaay fa lu bëri 132 personnes. boo xoolee Mali benn wala ñaari at ci ginnaaw rey nañ Ouagadougou lu met 160 personnes. mu nekk ay tueries de masse ay rey yu bëri yoo xam ne dafay faral di am.
loolu nag boo xoolee dañu xam ne Burkina tey jii moog Mali ñoo yam moog Niger ñoo yam ñu ngi fay rek ay nit yu bëree bëri seen njiit yi ak seen armée yi lott nañ ci sàmm àq yelleef doomu aadama yi aar leen ñu gis ne kon insécurité bi day law tey jii Mali ak Niger Burkina mooy fi mu gën a nekk waaye réew yu ko wër yëpp tey jii tiit nañ Côte d'Ivoire amoon na fa amaat fa Bénin ñu ngi jëloon nañ fi ay nit en otage donc tey jii nii situation Sahel bi metti na yéeme na ñu nekk situation boo xam ne nag tey jii ñun ñii nekk à côté war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba nga xam ne lii xew Mali du fi egsi wala ñu bokk nu ñu ko xeexe foofu ba du fi egsi doyen moom dafa gën a yéeg sax suite logique bi dem ba 2011 sax ca Libye la fa xewoon ba ñuy wàccee kiiti Kadhafi la ca topp Haftar ak ñeneen ñetti xeex ñëw 132 personnes ñàkk seen bakkan ci benn guddi ci benn congu kese doole moo amatul ci armée yi wala dëkk yi ñoo faible ba terroristes yi yore dëkk gi. lu metti la Mali fii amoon na fii. oui amoon na yu mel noonu. man ni ma koy jàppee damay continuer xëy na ci lu mu doon wax moom. bu ñuy xëcc affaire bi mën nañ ko xëcc fu sori. parce que lii ku xam histoire di nga xam ne ni dafa di loo xam ne dañ ko teg yàgg na. te bi ñuy commencé maa ngi leen di Idriss Déby 2014 fii sommet de la paix dafa wax lenn loo xam ne nii képp ku ko mës a dégg ne nga waa ji day xew. parce que dafa wax loo xam ne ni moo am ni leen bëgg lu leen ñu jàmm te neexul ba neex problème yi ñu am ñii ñëpp na nga seetu Kadhafi bi mu daanoo yenn pays africains yi jotoon nañu trouver une solution africaine. mais dañ jëkk saa rek mu mel ni dañu wàññi seen doole affaire yi gën a tax nag Idriss Déby nee na leen mais man mënuma comprendre parce que yóbbu ngeen ma Mali ma d'accord au nom de la communauté bi ma demee ba les IFORAS ba sama armée jël en sandwich terroristes yi mais force Barkhane ñoo ko ni arrêté loolu dal na ko au lac Tchad aussi donc fii mu ni leen finalement yéen est-ce que terroristes yi ngeen di xeex li ko lal c'est que dafa di lu tax ma ni histoire dafa am projet boo xam ne tubaab yi dañ ko bëggoon def l'organisation commune des régions du Sahel yàgg na de moo di bokkeeta loolu tax na si jóg ko daaneel c'est que bi loolu amee parce que xam nañu li am foofu en termes de richesse xam nañ ko de nasaraan yi xam nañ ko waaye dafa di loo xam ne nii u fait waa jën ko doon wax pour ñu exploiter ko dafa laajoon technologie boobu am na tey et comme gis nañu 2008 ba léegi bi mu amee crise mondiale bi monde bi dafa changé xaalis amatul ñi fi am xaalis xam nañ leen mooy chinois yi te it affaire lu Syrie bi ñëw fi ñu foogee woon ni doole bi foofu la nekk te ñëw mu basculer et puis nit ñi commencé aussi di ne ñun kon 2011 ba léegi ñi ngi xeex ak terroristes te dafa mel ni terroristes at bu nekk dañuy gën a am doole dañuy gën a yokk et su ma lay wax ni bu ñu jëlee troupes yi étrangers yi nekk fi il y a 35 000 militaires étrangers déployés dans la région du Sahel mais pourquoi mënuñu régler problème benn ci ñaareel suñu armée yi ñuy wax dañu néew doole dañ leen néewal doole parce que nit yi dañuy fàtte dafa am accord de défense yoo xam ne nii dañ ko signé ak France yoo xam ne nii France amana da lañ ni nii ku dal sa kaw ma dal sama kaw wala dinaa former sa armée jox leen gànnaaw ak wat waaye ana gànnaaw yooyu amul ba ay samba booy juróom-ñaari fukk samba booy ñëw lëmbale donc li am Burkina da nga koy teglu Idriss Déby bi mu deewee ba léegi maa ngi ni Idriss Déby demoon na ba ràññee lañ ko doon jolo mu ni dootuma ko dox man bokk naa si ñi nga xam ne nii li tax ñu faat ko mooy RCA ba nga xam ne nii Russie dàq nañ fa tubaab yi mu am base français yi nanguwuñ ko ba léegi donc dem nañ ko seeti ni ko kat ñun dañu bëgg jëlaat RCA Tchad day nekk base boo gisee fan yi xaw na am xiiroo ak ngaayoo diggante RCA ak Tchad boo xam ne bu dul woon ay kilifa yu jug comprendre dem waxanteeg nii
mënoon nañu àgg dina gën a foofu ñaaw. te booy seet aussi loolu situation boobu moo am diggante Côte d'Ivoire ak Mali nañ ko wax. Alassane Ouattara bu doon moom rek ñu kutu ñii. ñoom Assimi Goïta ñii. donc lii yëpp ni ma koy jàppee France day fuddu. parce que gis na ni que ni sentiment anti français bi ñuy wax amul sentiment anti français. Assane gisoo fi tubaab bu ñu dóor fii. am déet anti sentiment bi am mooy kañ nangootuñu France ni mu doon doxale fii. manipulation bi yi te loolu jóg dañu ni dinañ ci xeex seen. dinañ ci xeex nan la ñu war a mën a def ba xeex boobu nekk loo xam ne ñëpp ñoo ci gis seen bopp Sahel bi zone boo xam ne ni ñu ko waxee ressources yi bëri na fa yàgg nañ koo dégg région lag yi lépp loo xam ne jëm na ci ay minerais yoo xam ne ci gox yooyu am na fa doole tamit nan la ñu war a mën a def ba xeex bi nekk xeex boo xam ne ñëpp ñoo ci bokk ba terrorisme bi ak stabilité nekk loo xam ne dina dellu siwaat ci zone boobee loolu mooy solos waxtaanu tey seen bloc d'information la Total ñu am mbégte dalal ci Alpha Wali Diallo nekk xel nit ko xam ne xelam màcc na ci lépp lu jëm ci mbirub doxalante ci mbirub àdduna bi ak Mouhamadou Lamine Bara Lo nekk directeur TUIS Africa nekk tamit chercheur en sciences po ñoom ñaar ñooy suñuy gan ci seen bloc d'information la Total. mbokk gi ñu dellu soit ak jàmm ci seen plateau bloc d'information la Total ni ngeen ko doon déglu itam sànq ca tàmbali ba tey lu ñuy waxtaanee mu ngi jëm ci zone Afrique bi ñuy woowee Sahel xam ne nag ni ko Bara Lo waxee sànq doon na zone boo xam ne mën nañoo jàpp ne jamono yi la baax na bu baax nan la ñu war a mën a def nag ba mbir yi dellu siwaat réew yi mën a dalaat sànq kiiti Alpha Wali Diallo nekk expert moom am na ab xalaat gi mu ci joxe loolu noonu sax kiiti Idriss Déby Itno nekkoon njiital réewu Tchad li nga fi waxoon ne moom la waxoon ci forum de la paix bu 2014 am naa as tuut ci luñ ci for ci internet bi ñu baaxee ko sunu mbokku téléspectateurs yi ñu gis kàddu yi Idriss Déby Itno ci forum de la paix 2014 gi mu amaloon fii ci biir Sénégal lim ci waxoon ngir ñu mën a am sécurité ci Afrique ak tamit développement bi ñu mën a amal suñu bopp. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux, gage de tolérance et de cohabitation pacifique. Au Tchad, cette approche nous a permis, à travers l'instauration de la Journée nationale des prières interconfessionnelles, de maintenir la cohésion nationale. La réussite de nos actions de développement, mesdames, messieurs, dépend de notre capacité à améliorer l'environnement des affaires et permettre l'émergence d'entreprises fortes, levier essentiel pour la création de richesses, d'emplois et de lutte contre la pauvreté. alors dégg nañ ko noonu kii ci ndem si yàlla si Idriss Déby Itno doon ko wax même su fekkee ne sax par rapport ak lii ti stabilité bi mu doon wax ci Tchad mën nañ ko xaw a relativiser ndax coow wi amoon ci benn boor waaye dafa wax lu am solo force africaine boo xam ne dañ koy amal moomal ko suñu bopp ngir mën a dem mu nekk loo xam ne jéemoon nañ ko fi ak G5 Sahel bi waaye gis nañ ne G5 Sahel ngir ñu mën a opérationnel sax dañ doon wax ne waaye États-Unis faw ñu may ñu xaalis waaye Union européenne faw ñu may ñu xaalis yeneen dëkk yi faw ñu def ci xaalis ngir ñu mën a dem est-ce que donc dañu bëgg wax ne Afrique suñu sécurité mënuñu ko assurer suñu bopp. waaw foofu defe naa moom mooy fii jar a taxaw bu baax a baax ndax boo xoolee fi mu nekk nii Sahel force yi fii yëngu bëri nañ lool ñu dañuy xeex terrorisme. G5 Sahel bokk ci ñun ñu ràññee. mooy groupe boo xam ne juróomi réew ñoo ci bokk Mauritanie Mali Burkina Niger Tchad. def benn seen groupe depuis 2014 pour xeex lii du terrorisme. xeex ko ci wàllu économie mais xeex ko ci wàllu ngànnaay. noonu lañ tëddee. waaye G5 Sahel bi ñu nee ba di ko teg ak contexte bi ñu nekk. c'est daa fekk ne am na lu ñu xaw a lajje ci suñu organisation africaine yi.
ndax boo xoolee muy CEDEAO muy communauté économique des États d'Afrique centrale ñeneen ak ñeneen ci wàllu régionalisme daa am prérogative yoo xam ne ñoom dañu kaa am ci wàllu sécurité collective nga xam ne bu coow amee ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk fii ba pare am lu ñu ci xeex ak Nations Unies ñoom ñoo war a njëkk a jukk pour ut ci jàmm xool lu ñu ko xeexee waaye liñ seetlu mooy dëkk yu bëri zone yu bëri ci Afrique bu coow amee rek Nations Unies ñooy ñëw wala li ñuy wax ay alliance de défense collective yenn dëkk yi rek ñooy booloo ngir mën a ñëw jàppale ñoom ñaar nag du ñoo wuute te nit ñi dañu leen di jaawale parce que sécurité collective mooy li nga xam ne moo ëpp njariñ ndax tey jii CEDEAO intervenir woon Mali ñun ñii dëkk Afrique de l'Ouest si dañuy ëppee maîtrise ci agenda bi tey jii ak ku mën a ñëw intervenir fii donte dee nga da ngay dimbali ci waaye am na toujours lu nekk ci ginnaaw loo xam ne yaa ngi koy sàmbal sa bopp lii mën a tax nag ñu intervenir xam fi ñuy teg suñu tànk maîtriser suñu agenda mooy organisation régionale yi intervenir tey jii nag CEDEAO Mali mi doog commencé amoon nañ yéene ji ak MISEMA waaye ñoo gis ne lu ci gaaw rek tëb nañ dem MINUSMA Nations Unies te Nations Unies nag ay mandat lay intervenir du ñëw sax ne man damay ñëw xeex ak terroristes yi kii leen dañuy ñëw pour protéger mandat lay nekk mandat la ñu dafa limité tey jii dañoo soxla force yu offensive foofu nag ñun suñu organisation yi xam nañoo lajj parce que wàllu finance yi mooy di jiitu te jàpp naa ne sécurité maanaam kenn du ko dénkaane réew li lay aar kenn du ko dénkaane yaa ko war a sàmmal sa bopp moo tax xaalis boobu mu laaj bëri na de xeex waaye nag CEDEAO war nañoo am solidarité boobu ba nga xam ne li ñu soxla ci force pour ñu intervenir dañu ko mën a def parce que ñeneen ñi intervenir bu ñu fàtte mukk ne seen agenda bopp lañ jor donte nag seen agenda rek suñu bos du ñàkk fu ñu laalee léeg-léeg waaye ñoom am na lu ñu tënk loo xam ne xalaa ku li xaal duñ ko wàcc donc tey jii CEDEAO ñu bëri ñu ngi koy tudd man may préféré di ñëwaat ci CEDEAO bàyyi G5 ndax G5 am na nu mu taxawee am na ñoo xam ne ñoo ko parrainé ñoo ko lal waaw te loolu sax dañu ay pays africain am na solo naam waaye li ëppoon solo mooy ñu dellu ci li nga xam suñu organisation régionale yi mooy suñu rôle ñu mën kaa jouer parce que projet boobu moo gën a cohérent CEDEAO organisation d'intégration la ëmb pàcc yu bëree comme bi mënta wëy fekk ni jàmm amut donc jàmm jooju nag CEDEAO da si war a bay li nga xam ne mooy responsabilité début wax na ko force boo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp mais que ce soit Mali ba mu amee jafe-jafe que ce soit Tchad que ce soit Burkina chaque fois dañuy gis il faut que benn force étrangère njëkk a ñëw ba mu xewee ca Mali France moo njëkk a ñëw laataa ñoo na wax ne non léegi Afrique nan la ñuy booloowee xool nuñ ci ñëwee dugal suñu loxo pourquoi tout le temps ñuy am retard boobu noonu dañoo am lenn lu ñuy xaar ci ginnaaw wala dañu war a am avalu France mi nekkoon dëkk bi ñu colonisé woon wala dafa fekk ne suñu koppar moo nekk loo xam ne dañ ko dénkaane il faut que ñoom ñu def balaa ñun ñuy def. kooku gis nga. ku am wurus. mënuñu dangaa ndóol. man bu ñu nee Afrique mënul am xaalis te richesse yi yëpp ñu toog si te loolu indi xaalis. lépp luy développé àdduna bi moo ngi ci amoo ngi. voilà li kii mooy li ñuy wax ni mais ECOMOG boobu fi woon. Libéria moo gënoon garaaw Mali ak Sierra Leone. ay ñoom Charles Taylor yi kan moo ko réglé ECOMOG dañu comme gis nañu ñi ngi doon réussir si loolu. sécurité collective boobu parce que ECOMOG da nga fa doon gis sous commandement nigérien. des Sénégalais des Ghanéens donc ñoo xam ne ni dañuy ñëw rétablir tout et c'était des Africains yi proximité ak population yi dafa doon yomb ñu démanteler loolu créer Nigéria problème boo xam ne talatu ko sax te affaire Mali bi mu commencé mais la CEDEAO s'est regroupée amoon ancêtre MINUSMA foofu la mais on nous a affaibli bàyyi leen Nations Unies moo gën a moo ëpp moyen. On nous a affaibli kan la. Mais la communauté internationale qui est la communauté internationale. Oui c'est ça États-Unis Grande-Bretagne France. yenn saa yi dañuy wax ne non Afrique on nous a affaibli mais kan moo ñu affaibli la France est jugée partie. xam nañu crise malienne bi ni mu demee. la France est membre du Conseil de sécurité. mais c'est la France dama la ne. tout ce qui est qui touche le continent africain France moo koy jàllale affaire Libye bi dégg nañ ci résolution bi kan moo ko déposé la France pour ñu violer c'est-à-dire on crée des conditions yoo xam ne nii mënuñu def dara pour ñu ni nañu indi
des forces internationales tout en sachant que les forces internationales ne récupèrent rien du tout. ma jox la benn exemple en RCA bi mu amee guerre bu grave mais ñan fa déployé woon des forces africaines. France bi y avait une base française bi mu demee ba tànk y avait les forces tchadiennes les forces sud-africaines. mooy bi ñu rey 18. ñooñu di jàmbaarloo bëgg fa indi la paix on les a affaiblis. am na ñoo xam le jour où l'Afrique du Sud on a exécuté 18 militaires yoo xam ne nii on avait dit que c'était les forces armées centrafricaines. en riposte. Afrique du Sud dafa ni je vais me retirer parce que xamoon nañu si suuf lan moo ci am ma wax la beneen y a une force africaine boo xam ne nii waxtaan nañ ko qui est basée à Douala africaine gars yi koy xeex ba léegi pour mu bañ a meññ et c'est pas. c'est-à-dire am nañu projet boo xam ne. am na projet dama lépp loo xam ne force la Afrique mu am. aide coûteuse bi en fait. voilà. ok c'est-à-dire Afrique jéego xam nañu yoon bi mais dafa mel ni suñu noon yi dañu nekk suñu tànk yi jéego bu ñu teg ñu doo leen dem parce que xam nañu que sécurité collective boobu en fait gëmuma ONU ak kenn mënul défendre suñuy population que ñun parce que ñoom bu ñu ñëwee ay boo gisee Nations Unies fu mu aw yooyu yëpp doo fay dégg ay jola ki ay sàcc ki ay affaires yooyu mais quand même au Mali ça s'est posé un problème à un moment donné quand il y a bi ñuy attaqué communauté yi mais les Maliens sont demandés pourquoi on n'est pas est-ce que MINUSMA du ñu protéger amuñu mandat boobu français yi ni ñun nekkuñu fii pour du leen di protéger terroristes yi la ñuy xeex mais in fine kan mooy protéger population yi mais lu tax ngeen nekk fa yooyu dafa di des débats sur le plan international boo xam ne nii ñu ngi koy waxee tant que ONU dafa am problème ONU boo seetee seen intervention Afrique depuis 60 wax ma benn intervention ONU boo xam ne am na succès fii amul c'est-à-dire mais on aime la communauté internationale c'est une communauté d'intérêt. mais la communauté internationale bu ñu ci wax attends mais est-ce que tey jii mën nañu saafa problème mu Afrique génne ci Chine ak Russie. waaw léegi ci foofu laa doon yegg si sax par rapport ak communauté internationale bi dafa mel ne Afrique léegi dañ dem ba wóolootuñ ko mais ñun au lieu ñu booloo dañoo mujj tasaaroo ku nekk dem wuti jikoo dem langoo ñii dem ci Russie ñii dem ci Chine yi chinois yi est-ce que loolu du andi beneen conflit d'intérêt boo xam ne. tasaaroowuñu loolu lay nduru ñun Sénégal suñu demee ci français yi Mali ñoom nekk ci français yi. wala benn parti sañoo ñàkk dem Sénégal sañul ñàkk dem si français yi. dañu ko imposer tànnoo ko de. dañ la ñooy nekk ñooy sa grand par la force. mais RCA Russie fa ne Tchad moom tamit ñoo ngi wax. est-ce que déedéet duggoon si. lan moo indi Russie non est-ce que du loolu moom. lan moo indi Russie RCA c'est une maladresse française parce que bul fàtte que ni si guerre lañ nekkoon am embargo. Nations Unies embargo ci armée tout dera bi mu ñëwee nii. rebelle yi di jóge ñoom bosise fu si nekk dafa dem Nations Unies pour ni leen lever leen embargo bi nee naa la fi tout ce qui touche l'Afrique il faut nga aw si France ñi fa toogal France ni ko non du embargo bi Russie ñoo tax mënuñu ko lever boo leen bëggee lever bi allez voir les Russes mais il a pris les choses au moins il est allé Poutine bi mu expliquer Poutine ni ko mais je te ferai plus que ça ñi la wax loolu waxuñu dëgg. communauté oui mais dinaa la wax ni mën naa la jàppale léegi dama bëgg nga laaj ma ko officiellement mu laaj ko officiellement mu awee ko Nations Unies looloo indi force Russie en RCA. oui les Français se sont rendus compte tardivement. gis nga ñoom Drian ñi du ñu fokaar de. dañ def ay erreur mais Russie dugg fa. mais régler problème bi. mais gars yi dofuñu ba Russie bi ñu fa nekkee ba léegi mais Centrafrique mais gars yi ngi noyyi mais c'est la même chose au Mali. c'est-à-dire aujourd'hui tasaaroo yow jàppoo ne am na ndax Libye
Haftar ak keneen ka doon xeex beneen maréchal ba ñoom ñaar Russie yi nekk fii ci bi ñu wax ne Russie mooy jàppale benn boor ñeneen ñi ñoo leen di jàppale ñu yegg si Centrafrique ñu wax ne non Russie ñoo tax ba français yi mujj dellu si Tchad teg pression ba li ci xew ci ñuy wax ne non ñoo ñoo commandité rayu début wala déet coow bi te mel na luy gënti wàcc tasaaroo boobu noonu ñii nekk ci chinois yi ñii nekk ci français yi ñii nekk ci Russie est-ce que du loolu dañuy gën a affaiblir au lieu mu raffermir ñu pour force africaine bi xam ne ñuy wax ne moom projet yi moo ngi Douala mën nekk loo xam ne dina mën a sortir nekk lu concret. waaw xam nga division bi moom xalaa kulli xaal dañuy affaiblir waaye nag foog ñu comprendre contexte bi yokk division bi. parce que lu yàgg la mais li koy yokk tey jii benn côté bi dafa déparé ci koom ndax tey jii Afrique dafa nekk marché boo xam ne autant marché pour jàllale sa marchandise waaye tamit pour jël ay ressources. donc ñëpp ko soxla. français yi anciens colonisateurs yi sax. bu njëkk dañoo jàppoon ne ñoom rek ñoo fi nekkoon ñu dem ba jëmmi jamono yeneen puissance yu bees fël. chinois yi russe yi brésiliens yi turquie ñoo tamit am ay mébét ci continent bi. di def lépp nag. pour fu ñu mën a gis. ruq bu ñu dugg rek opportunité bu ne ñoo ngi fa ñu ngi koy saisir. li ci des tamit mooy buñ ko fàtte mukk ñàkk booloo gi ñu am ñun wala parfois suñ njiit yi wala suñu état yi ni ñuy jubloo kenn rek topp ci ginnaawam. lu ci bëri li koy waral mooy. ñàkk a déggoo gu am ci biir réew yi mooy lan parce que mënoo nekk ci réew doxale noo xam ne wóor na leen ñu bëri ci réew mi ànduñoo ak yow. wala yaa ngi doxale noo xam ne pour nga déggoo nit ñi du yomb ci dëgg. ba pare nga mën a am yenn position yu courageuse ci bitim réew mënta nekk. bu bëggee am position yi da ngay fekk si biir ñu mën a def benn say. retour réew c'est l'essentiel ci lu xaw a dëgg loo xam ne dinañu mën a tax ñu mën a def bloc. donc intérêt particulier yi nekk ci biir état yi. mooy tax état yi wala seen njiit yi sax man état yi mais seen njiit yi di bëgg di wékku. loolu nag mooy indi division bi moo tax fi mu nekk nii réew moo jël rek surtout réew yëpp problème intérieur côté politique dañuy gis ne njiit yi ñu ngi jéem a accroché wu fenn. parce que foofu lañ gis seenu mucc. loolu moo tax booloo bi di yomb te nag booloo boobu bu ñu ko amut. deewlee suñu ak organisation régionale yi ci problème la ñuy nekk parce que suñ pays yi benn boo leen jëlee dañuy xaw a faible. fi ñu mën a amee doole mooy wax ci ginnaaw benn organisation régionale boo xam ne mooy nekk protège ñëpp. nga xam ne boobaa duñ ne Nigéria duñ Sénégal ñu léegi organisation régionale yi ndax nguur gu jug pour lijjanti sa mbir si sa bopp ngay demal doo jaar ci CEDEAO doo jaar ci UA doo jaar ci beneen organisation régionale. loolu bon est-ce que yitte yi faut réformer donc organisation yi taxawul. si am na besoin réforme ndax boo xoolee dañoo dugg ci benn renouveau régionalisme à part fin 90 début 2000 def refonte Union africaine CEDEAO changé na nag yeneen. Union africaine dafa amoon ambition bu rëy a rëy wax dëgg yàlla waaye nag boo xoolee à partir de 2010 problème yu bëri ñëw na mais boo xoolee première décennie bi yéen ju bëri ñu ngi ci woon tey jii réforme yu bëri na parce que ñi ngi wax South-Africaine en attente bi. boo xoolee Paul Kagame bi mujjee nekk président Union africaine amoon na mébét ndax bokk na ci benn ci yi problème yi tax force boobu ñu am problème pour teg ko mooy le problème mu finance bi moom joxewoon na ay piste pour ñu lever ay taxes ci wàllu télécom. tourisme transport. pour financer nga xam ne au moins dinañ am fonds africain pour la paix. mooy financer opération sécurité. gars yi décidé woon pour base logistique bi Douala nangam ak nangam. mais boobu léegi avancé wuñ parce que piste yooyu avancé wuñ ci. même au niveau de la CEDEAO tey jii problème boobu la ñu am brigade africaine régionale bi. tey jii non seulement dégagé wuñ fonds yi. mais coopération bi war pour ñu am interopérabilité ji amuñu ko. donc foofu la ñu war a doxee maintenant réforme de manière générale tey jii boo xoolee suñu organisation yi dañu naan ñoom ñëpp tey jii ay syndicats chef d'état lañ à contrario jëlal Union européenne. donte chef d'état yi am nañ doole mais am na benn organe ci biir buy xaw a contrebalancer nga xam ne au moins la voix des peuples européens. ñu ngi koy dégg Union européenne à travers le parlement parce qu'on a un parlement quand même qui a une légitimité. qui est élu. boo xoolee dans nos organisations nag les parlementaires. rôle consultatif la ñu am. dañu leen di tànn ci biir parlement yi ñu fan ñu dem toog donc amuñu benn poids tey jii pour benn voix discordante au sein des organisations mën a jukk ba mën a équilibrer donc tey jii li ñu war a xool mooy au niveau suñu biir organisation yi. nan la ñuy équilibrer vraie organisation politique la exécutif war na fa am doole. mais fexe ba voix peuple africain ñu koy dégg. Union africaine jëm nañu ko def ak seen conseil économique social bi. mais ba léegi tamit benn niveau consultatif bu xaw a. suufee lañ nekk. donc tey jii dañoo war a gën a yokk débat bi ci biir organisation yi ba nga xam ne li nga xam ne mooy mébétu population yi mu war faa feeñ mu gën faa feeñ parce que li ñuy remarqué tey jii mooy de plus en plus africains yi rawatina jeunes yi
joxatuñ crédit bu bëri déglootuñ organisation yi te loolu c'est très dangereux parce que organisation d'intégration yi dañoo am solo lu ñu yàgg rêvé la boo xam ne depuis les indépendances ak bloc Monrovia bi gars yi Casablanca bi gars yi ñu ngi doon ñaan fédération wala am intégration bu poussé peut-être à partir année 2000 yi ak fin guerre froide bi ci lañ commencé jëm ci donc luñ ci xawoon a commencé gagné tey ji waruñu kaa perte ndax bu ñu ko pertee rek dañuy delluwaat ci individualisme boo xam ne kenn si suñu état yi amoo doole boo ci mën a génn. problème bi tamit début wax na ko sànq waaye dafa nekk loo xam ne dañ koy gis de manière flagrante muy xeexub Sahel bi yëpp dafa mel ne dañ koy wékk ci mbirub communauté soit anglais yi ak français yi ci benn gox Cameroun ñu dégg musulmans yi ak chrétiens yi biir Mali ñu leex ne la pël yi ak ñeneen ñi ñoom ñooy songante. dañ ko fa instauré wala dañoo bàyyi peuple yu noonu ndax espace yi Sahel aussi sànq doyen ko doon wax Sahel dëkk yi fa nekk dañoo yàmbalang sooy territoire bi dañuy wax ne yenn saa yi 40% wala 50% nga ci utiliser le reste désert la zone de non droit lay mel na lu mujj doon nan la ñu war a mën a def ba lijjanti cohésion bi entre communauté yi ba coow bi ñu ci am terrorisme bi di ci am te ci mën am doole te ci dugg mën nekk lu ñu mën a téye. xam nga foofu foog ñu ràññeele yu bokkut. Afrique Mali feneen ak feneen. musulmans yeeg chrétiens yàgg nañoo dund ci jàmm. pël yeeg dogon yeeg bambara yàgg nañoo dund ci jàmm. ay jafe-jafe nag dina am léeg-léeg xaru kii dina dugg ci toolu jàmbur ni xeex nangam ak nangam waaye boo xoolee xeexu communauté yi noonu lañ ko tuddee sax. parce que tamit c'est un élément de langage. bu ñu développé conflit communautaire mais c'est en réalité conflit communautaire la li xew mooy. boo xoolee zone yu bëri dañoo xaw a désœuvré état dafa leen xaw a bàyyi zone yoo xam ne état nekkatu fa. les populations yi ñoo nekkal seen bopp amuñu justice ñooy lijjanti seen yëf. problème bi njëkk am tey jii mu yokk ndax bu njëkk dañu daan xeex léeg-léeg mais ay jaasi lañu daan kii. waaw lay cour nangam nangam. bu tax léegi ku nekk yor ay fetal benn bi mooy masse d'armes bi nekk en circulation. ñu koy récupérer loolu mooy un. deuxièmement yenn ci état yi dañoo def erreur yoo xam ne mooy lan au lieu que ñu investir ci armée yi jox leen doole gi ñu war. dañoo dem ci ay milices boo xoolee xew Burkina ji. bëri ñu ngi indiwaat débat boobu le rôle des milices. ndax tamit milice bi dañuy am ay erreur parfois ndax lu ci bëree bëri dañuy jóge ci gox bokk ci benn xeet wala dara. bu ko defee ñooñu bu ñu leen gisee ne ñii si xeet bi lañ nekk def nañ lii ñeneen ñi dañu naan ñun kat. waa xeet wala ñoo ñu kii. bu ko defee naturellement. ñoom tamit dañuy xaw a am benn réaction ku jëm ci wàllu woowu boo xoolee Mali côté centre bi groupe terroriste yi ñoo ñëw. profité ci pauvreté ak situation bu baaxul yi nit ñi nekk jël leen. parce que groupe yooyu dañuy ñëw ay employeurs lañ. dañuy gis koo xam ne. dañuy jël rek fukki at liggéeyut ñu ñëw recruter di la fay 200000 par mois. gars yi en fait dañuy liggéey parfois sax gëmuñu yàlla duñ julli duñ woor. mais ñu sugri parce que am nañ fa lu ñuy fayee ko nangam ak nangam. bu ñu gisee ci benn groupe ñu ne groupe bi xeet bi bëri nañ ci dañu naan kon terroristes yi xeet bi lañ bokk. boo ko defee nag groupe autodéfense yi ñun tamit nañ aar suñu bopp ut suñu arme noonu lañ demee. donc foofu li ci am solo mooy li jiitu mooy état ji la responsabilité am xam ne wàllu défense ak sécurité prérogative régalienne loolu état la du civil. état moo koy def ci moyens yi mu laaj bu ko defee population yi nag li ci ëpp solo mooy fu ñu mën a nekk ci réew. ñu liggéey loo xam ne dinañ sentir ne ci réew mi lañ bokk. ba nga xam ne kenn du toog ne man mii kat dinaa beddi sama réew ànd ak ñeneen ñu koy gàllankoor ndaxte sama réew yëguma ci sama bopp. inclusion nga yëg dëgg yàlla loolu nag mooy ma wax léegi mooy liggéey bi nga xam ne politiciens yi ak état bi ñoo ci jot avant muy nekk problème mu sécurité ak arme problème mu politique ak égalité ak inclusion boobu noonu ni ñu ko waxee ci yenn gox yi chaque jour day nekk luy ñëwaat bon fan yi nii ñoo ngi wax am na ñenn ñu ko confirmé ñeneen ñu ñooy wax peut-être am na wala amul Chekau mu nekkoon ci Sahel bi xawoon fi andi ay jafe-jafe ñee ngi wax ne rey nañ ko il s'est suicidé autre mais xam nañ ne zone bu mu ne dafa nekkoon zone boo xam ne tamit terroristes yu bëri dañ fay dajaloo mun na la andiwaat beneen xeexaat ndax ñu xool kan mooy nekkaat ca kaw est-ce que lii xew ca Burkina nekkul ab porte boo xam ne dañ ko ubbi rek pour mën a gën a may doole yi yeneen terroristes yi ndax nguur gi nekk fa woon bañ fa premier ministre bi demee li mu wax tamit lenn la faw mu waa dëkk bi xool nan lan ñuy jàppale ngir ñu mën a xeex ce qui comme pour dire que ñun mënuñu leen xeexal est-ce que donc ñun bàyyiwuñu lépp daal ñun terrorisme dafa mel ne dañoo bàyyi lépp. non. terrorisme dafa mel ne dañoo bàyyi lépp parce que depuis Mauritanie luy jëm ci Tchad beeg yenn zone dañu lâché l'est. non boo ko jëlee noonu man
armée moo yore kaar ngir mais su réew mi ñëwee ne la noo yéen faw ngeen jàpp ci. déedéet attends armée moo yore kaaraange réew ñun suñu pays yëpp accord de défense et de sécurité yi ñu say moo téye suñu loxo. c'est vrai parce que gànnaay bi nga soxla France rek la mën a jóge yow xanaa xamoon ni am na fii yoo xam ne boo ko bëggoon jaay sax yow sañoo tëb jaay ko Chine ni déedéet il faut nga jaar ci France ñun la est-ce que d'accord nañ dañ ko signer loolu acté kooku mooy les accords yi nga xam ne ni 1900 mais avant ñuy jël indépendance gars yi signé nañ ko ba noppi. oui donc loolu mooy indi problème bi si doole mooy l'intangibilité des frontières. mais ces frontières ont été faites mais booy seet suñu frontières yëpp dafa carré. wala dégg lañ tey ci ki xamuñu xeet bi xamuñu tudd nañ ko la balkanisation de Gaston Defferre. kooku les pères fondateurs sa njëlbeen xam nañ ko loolu nii lañ def état fédéral. tubaab c'est une langue fédération du Mali ngi nii ba ñu ne dañuy jaxasoo tubaab yi def nañu lekk jaxase sénégalais yi pour ñu rocc suñu waaye et aujourd'hui booy seet problème yëpp noonu kooku nag mais Sénégal fii sax am na fi ces dernières années li ñuy wax affaire ethnicisme mais c'est que nasaraan bi nga xam ne moo defar frontières yi waaye bu la bëggee faagaagal xam na fi muy aw jeex na c'est-à-dire léegi nag li ma d'accord ak moom mooy suñu njiit autorité politique war nañu am maturité boo xam ne dafa mel ni maturité population bi da leen dépasser c'est que ñoom aussi dañuy calculer xam nga fii pour nga nekk président il faut nga dem France ñeen waa man loo leen wax sax d'accord naa si ñu jàpp tant que ñu ngi dugg ci calcul yooyu boo seetee ñi fi nekk président ils ont été invités à la table française ñu signé ñu wax la waaw dinañ la jàppale ba signé lii tant que ñi ngi continuer di am façon njiit yooyu du ñu génne si tuuxi doona yi am na benn grand dirigeant di ni gis nga ci antichambre saalu diable bi boo fa nekkee sax tooñ nga ko c'est pour ma wax extraterritorialité loi américaine dañ lay ni ajuwul ngay ñëw États-Unis boo amee big boo xam ne États-Unis lañ ko jëlee sax bu ñu neexee ñu dal sa loolu laay wax ni gis nga le diable daal nañ koy bàyyi di dawal suñu bopp ñun nag dañoo wàcc suñu kël neexul ba neexaa dañu moo tax bu këll bu ñu dem fekk fa borom léegi est-ce qu'on peut remonter plus loin parce qu'il nous reste juste 2 minutes mën nañu jàpp ne ba ñu reyee Kadhafi la lépp la lépp yàqu ndax moom am na nu mu doon jéem a taxawalee nu mu doon wax nañuy def rassemblement mën nañoo jàpp ne moom bañ ko reyee la lépp jaxasoo flux bi arme bi am doole terroristes yi dugg mercenaires yi dugg ñu mën a xool nag ñu ne nan nañu pàccoo Afrique si tubaab yi seen bopp seen gëstukat dañu ne ki nga xam ne ni moo doon représenter l'égalité li Kwame Nkrumah bëggoon en termes d'unité africaine moo doon Kadhafi wax ko teg ci xaalis nee naa la keroog ba mu ne Afrique danaa créer fonds monétaire ba nga xam ne yéen conditionnalité yi dootul am ci ñoom mais dañ ko réunir ni gaay bi dañ koy rey Idriss Déby dañu àggul ci kii bi il l'a dit bi ñu reyee Kadhafi occidentaux yi li ñu bëggoon def nañ ko dañu dem armes yi gànnaay yi toppatoowuñ ko maa yow mais Libye c'était une hyperpuissance militaire armes yooyu yëpp rouge bii aw Mali bii aw Fili bii aw armes yooyu ngay gis fii Boko Haram mais seen armes sophistiquées yi loolu la jeex na tàkk Bara en 30 secondes rek est-ce qu'il y a une issue par rapport ak jafe-jafe yi am Sahel est-ce que mën nañu wax ne peut-être fii ak 2025 wala fii ak 2030 mën nañoo wax ne problème yi ñuy gis ci Sahel bi dinañ am solution ba mën koo dépasser. en fait horizon temporel bi ñu koy fixé. day wékku ci effort yi ñuy def. waaw mënuñu kaa tënk fenn. ça dépend ci li ñuy def. dafa am ay loo xam ne mënul ñàkk fi mu nekk nii. mooy yi ma doon wax léegi rek mooy suñu organisation régionale yi. def question priorité mu ne priorité rek nekkul di ci wax. mooy jël moyens yi mu laaj ak orientation politique bi mu laaj jubal ko ci. bu ñu ko defee nag amaana yoon mën naa génn ndax tey jii boo fa jëlee fu mel ne Mali. rapidement ñi ngi xalaat commencé xalaat seen bopp. Maliens yi def nañ dialogue national inclusif ni ñun ñoo ngi xeex terroristes yi ci terrain bi waaye tamit
ñu si bëri ñoom ay Maliens lañ. ñooy dem waxtaan ak ñoom. wax leen jéem leen indiwaat ndax fu bëri gis nañ ne bañ xeexee. bu mujj ga dañoo toog waxtaan. waaw parce que dialogue bi dafa mel ne ñun tubaab bi loolu la ñuy tere bu leen dialoguer ak terroristes yi alors que su ay doomu réew mi lañu déjà. ay point la boo xoolee même Maliens français yi fan yi même menace français yi. barxaan pour génn bi waaw loolu lépp. parce que Maliens yi dañ ne ñoom dañuy waxtaan seen biir donc nañ xam ne suñu problème la. ñun lu mu yàgg-yàgg ñun la. donc ñu duggal ci suñu bopp am solidarité bi. fi ñu war a waxtaan ñu waxtaan fi ñu war a xeex ñu xeex fa. ba mën a am jàmm loolu nag li ko la lépp mooy problème inclusion bi ñu doon wax rek. ndax bu nit ñi yëgee ni ñu ngi ci. bokk nañ ci askan wi. lu bëri pour ñu xëcc leen ci du yomb. waay ñu sant ko bu baax gërëm ko moom Mouhamadou Lamine Bara Lo nekk directeur TUS Africa nekk chercheur itam ci lu jëm ci biir science politique ak suñu doyen Alpha Wali Diallo moom xam ne suñu kër gi la bokk mën nañ jàpp loolu saa suñ ko wooyee incha allah day ñëw tiñ ci jàppale xelam màcc lu jëm boox ci mbirub relation internationale ñoom ñaar ñoo ne woon suñu gan doon waxtaanee lu jëm ci Sahel bi jafe-jafe yi fi am te duñ ko déggee ñoom ñaar ñu tënk ko itam lenn rek la ñu xool nu ñuy def ba boole képp koo xam ne africain nga ngay sentir ne ci réew mi ci laa bokk ci dëkk bi ci laa bokk lépp lu ciy xew mën naa cee gis sama bopp ndax loolu suñ ko defee kenn du sentir ne dañ la ci exclure kon nag terrorisme wala yeneen jafe-jafe dina nekk lu ñuy fàtte leen sant bu baax di leen gërëm léegi mbokk yi le 19:45 c'est avec soxna Aminata Ndonka jërë ngeen jëf